waaw revue de presse moom ni ma ci duggee rek mooy gis ne lu journaliste war a def la ma di ko def nekkul woon nag loo xam ne lu yomb la au début mais dafa nekk loo xam ne en dehors de la présentation daf ma mus a neex donc j'ai pas hésité à dugg ci aussi même bu fekkente ni temps yooyu fi ma nekkoon muy Express Ano daaw ma fa def revue de presse dama doon jël journaux yi après que ki doon def revue de presse bi pare dama doon jël journaux yi nga dugg ci studio bi man kese jéem a defal sama bopp su ma paree ne kooku kaay xoolal ma wala le lendemain man ko j'ai essayé de faire la revue de presse xoolal ma ak yooyu donc c'est un peu comme ça laa ko commencé. bi may yegg si réew mi biñ ma laajee lu ma mën boole naa ci revue de presse je pense que bis ñëw na aussi ki ko doon def indisponible j'étais obligée en quelque sorte ma def ko bi ma ko defee aussi yàlla def na on a apprécié et je pense que depuis lors ci laa continuer di ko def. Journalisme lu ma neex la depuis toute petite te mën naa ni liñ naan self-made man maa forger sama bopp. man maa defar sama bopp self-made man kon man self-made woman laay wax ndax depuis toute petite dafa nekkoon sama xol mu ciy nekk parce que maa ngi fàttaliku depuis collège maa ngi woon def ay 6e je pense ci laa doom dégg ay Aïssatou Diop Fall ay Mati 3 Pommes bu ñu doon def reportage Walfadjri damay daw di suivre seen reportage parce que tellement daf ma neexoon jamono yooyu nag maa ngi doon jàng mais comme moyens yi tamit suivre lu woon paa bi néew na doole ma gis maire bi benn instant je me rappelle na benn inscription bu ma war a inscrire sama yaay dafa jaay daraawam bu mu teggi natt pour inscrire ma donc boobu laa commencé ne à partir d'aujourd'hui kenn du ma fayalte sama njàng ma commencé nag di ñafeel sama bopp jaay naa gâteau coco jaay naa crème glace Petersen dama fa daan jaabante di jaayu sew boobu may nekk xale loolu pour inscription la woon donc ma ne li ma bëgg mooy nekk journaliste te il faut ma am BFM am bac pour mën a nekk loolu très tôt ma dugg ci jaay lu ne ba mën a fay samay inscription ba ni ma demee lycée des Parcelles Assainies donc jaabante naa lycée Parcelles Ogo Diop ba sonn ba keroog may am sama bac mais avant may am bac aussi ci laa intégré rajo Oxygène parce que dama doon dem ci nawetaan yi daje fa ku ñuy wax Lamine Samba foofu laa ne ko man daal xale laa mais journalisme daf ma neex donte aw ma bac aw ma formation mais dama ko bëgg a def mu yóbbu ma rajo Oxygène nag foofu nag lañ ma commencé di ma jàngal reportage di ma jàngal li nga xam ni moom mooy journal ba commencé ma jàngal revue de presse ba ni ma amee bac daal di dem ISEC def fa formation tàmbali nag jël revue de presse bi foofee du lundi au samedi ma ko fa doon def ba keroog ñu may recruter des médias. Au début bi may soog di ñëw fii defe naa c'était en 2006 boobu fekk na maa ngi jógee Sud Banlieue foofu maa ngi fa commencé en 2001 donc ma ñëw Sud FM Dakar en 2006. Au début dama doon def revue de presse que les week-ends maanaam les samedis te boobu dama doon suppléer Pape Alé Niang donc moom au bout d'un moment dafa jóge dem feneen donc si laa commencé di ko def du lundi au samedi ci également je sais que 2007 defe naa wala 2008 daal laa ko commencé carrément di ko def li ko dalee lundi jàpp samedi. waaw man nag pratiquement je pense que depuis 2012 fajar laay liggéey 2012 2013 ba léegi 6 heures laay xëy jafe-jafe bi nag comme ni nga ko waxee du ci ñàkk ndax teel a yeewu surtout boo nekkee jigéen buy sëy yor ay doom du nekk lu yomb mais aussi alhamdulilah yàlla boole na ma ak jëkkër boo xam ne wax dëgg yàlla comprendre na ma si loolu fajar sax dafa may génnee gunge ma pour ma ñëw donc aw ma ci jafe-jafe daal ci boobu côté. yeew bi nag moo ci gën a metti madame yeew bi moom moo ci gën a metti parce que tu es obligé nga yeew 4 heures moins jëm noonu pour nga mën a sangu préparer wu te boo nekkee njaboot yore ay doom aussi c'est pas facile boo xëyee nag ñëw fii moom daanaka dañ lay xaw a yombal mbir mi di nga fekk chimère tegal le journaux yi parce que ñun tamit duñu def censure ñun journaux yi nga xam ne am na info dañuy jël benn këyit journal lëmës ci teg noonu yow boo ñëwee da nga jël say journaux étalé jël sa bic ak sa feuille tàmbalee bind li nga xam ni jàpp nga ni mën na nekk info bi nit ñi soxla loo xam ni amal na njariñ askan wi nga dugal ko parce que li nekk ci journaux yëpp mënuñu ko revue de presse donc il faut choix daal di am impérativement mais choix bi nag parfois c'est facile ce n'est pas facile mais li ci ëpp mooy comme Sénégal moom xibaar du fi ñàkk jamais te revue de presse dafa am timing donc da ngay obligé def quelques choix pour mën a jël li nga xam ne moom la Sénégalais yi bëgg ñi liy capte ci seen bopp gën ko bëgg comme info nga traité ko.
jigéen ak góor ci bokk yam parce que ñun ñëpp benn équipe la boo xam ne lu mu néew 4h30 war nañu fekk ñu pare parce que oto bi moo ñuy jël si te normalement war nañu yegg si suñu bërëb liggéeykaay yi à 5h jàpp 5h30 pour mun a pare lu ñuy def yëpp à 6h30 donc peut-être boo nekkee jigéen dañuy xalaat ne day gën a metti que boo nekkee góor mais man pour man yi teel a yeew la mu nekk ci góor mu nekk ci jigéen rawatina nag ci jigéen su fekkente ne da nga am njaboot wala nga am doom bu ndaw wala boog doom bi soog di juddu donc peut-être condition yi ngay jógee sa kër bàyyi ko fa bàyyi sa njaboot liggéey si moom mooy xaw a metti mais man pour man c'est un sacrifice à faire parce que nga nekk góor comme nga nekk jigéen ba ngay dugg ci métier bi il fallait s'attendre à ce que mu nekk loo xam ne du lu yomb revue de presse notamment kii def journal tamit le matin c'est la même chose ñun ñëppay teelandoo yeewu donc je me dis que c'est un sacrifice à faire te nag bañ ciy dugg xamoon nañ ko bu baax a baax loo xam ne nag lu ñu séntu woon la moo tax ñu sóoraale ko. waaw man ñëpp laay déglu damay déglu ba déglu RFI parce que àdduna moom chaque jour ay jàng la donc naay faral di déglu ñeneen ñi pour xool un peu comment m'améliorer mais ñi may gën a déglu mooy ñi nga xam ne dañuy jot sama revue de presse démb rek maa ngi ciy waxtaan ak waa rédaction ci benn façon boo xam ne par exemple bu arrivé man nar a chuter ci triste nouvelle du ma ci teg yeneen information souvent fa laay boucler parce que j'ai eu des échos ay nit yoo xam ne ñu ngi nekk ba étranger bés ne ma déglu nañ sa revue de presse mais li ñu jaaxal tey da nga chuter ci lu metti mooy temps yi ñuy rey xale yi après ngeen teg ci sport genre yooyu donc man damay bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo koy consommer parce que ñoom ñoo tax ñun ñuy liggéey souvent daal damay déglu mais ñooñu dama leen di bàyyi xel bu baax. base moom bañ may indi fii pour présentation journal la woon pour les soirs 18h yi amoon ci rajo bi mais après un jour Ahmed dafa absenté ñu ne man tudd mais yaay xëy fajar pour def revue de presse Ahmed dafa voyager. Je me suis dit kan moo leen wax damay def revue de presse peut-être Ahmed Aïdara xam na ma avant yar na moo ma yar oxygène Ahmed du sama papa moo ma maye donc kooku am na yeneen lien yu lié lu dul lien wu collègue kese boobu noonu ma def ko une première fois directeur bi Massamba May daa ne pourtant tu passes macha allah tu as la voix te ni nga koy defee attiré na ci laa commencé di remplacer Ahmed Aïdara ba benn instant émission 100% people ñëwoon nag ma ci 3 pommes ma tàmbali fa def revue yi ci site internet ci loolu aussi sénégalais yi bëggoon ko donc foofee laa commencé wu peut-être forger wu benn nom ci revue de presse en tant que jigéen. Au début mënoon naa wax ne metti na ndaxte. Papa Alé Niang avant mu fii ñëw Ablaye Cissé moo fi nekkoon te ñoom ñaar ràññewoon nañu seen revue de presse donc défi bi may soog di commencer c'était man ma départir maanaam daal bu ma topp exactement ci li ñuy def imposer sama style au début metti woon na parce que nit ñi bu ñu xasee ba tàmm benn mbir dañuy bëgg muy continuer bëgguñu muy changer mais nangu ma woon rek di continuer ñoom li ñuy def dama bëggoon man tamit ñëpp xamee ma ne nii laay defee sama revue de presse mu nekk sama marque déposée ci noonu la laay indee sama façon ni may defee sama revue de presse du ci am nag lenn loo xam ne dafay génn ci lu ñu jàngal li ma jàngal moom lay toppee exactement ni ma ko war a defee noonu laa koy defee du ma ci boole théâtre du ma ci boole lu ci bokkul du ma ci boole leneen loo xam ne tamit day heurter sensibilité yi donc revue de presse bi man ni ma ko sentiree mooy li journaux yi bind nga jottali ko askanu réewum Sénégal ci anam yu jaar yoon noonu laa koy defee. waaw bon dañuy xool par exemple information phare yi ñu traité leen man nag personnellement am na yenn yu ñaaw yoo xam ne du ma ko bëgg a revue de presse yooyu moom dama naan ku mu intéressé yow yaa koy ñëw xoolal sa bopp mais yenn yu ñaaw yi wala yu demee noonu daal man du may faral di ci egg loolu moom c'est un choix personnel bon defaguñ ma ci nag reproche côté professionnel mais man maay am kersa wu souvent di relater yenn information yu mel ne fait divers yi nga xam ne dafa xaw a am kersa wala loo xam ne dafa laal nit ci vie de famille wam ak yooyu man du ma ci bëgg a dugg parce que nit lu ko yàq dafa gaaw te souvent mën nga wax dara fekk ki ko bind dafa juum bu fekkente ni am na keneen ku ko déglu te déggaatul biñ koy corriger day fekk ne yow participer nga ci yàq def nit kooku man moom souvent yooyu sax dama koy moytu daal bu baax. waaw loolu moom mënu cee ñàkk mais comme on dit ci métier bi yàlla bari na sutura aussi léeg-léeg ñu jéem la wax loolu loo xam ne bëggoo ko wax te comme man tamit njaboot laa damay sóor sama ëllëg te kenn jaraluma sama bàmbeel wala boo kenn jaraluma li nga xam ne may yàq sama der parce que bëgguma aussi ñu bind ne Mantoulaye Thioub Ndoye lii wala laa parce que boobu ba tey maa ngi sàmm sama image donc gàntu gi dina am mënta ñàkk dina am mais doo leen ñàkk keso def dara di nga gàntu poliment nga wax ne lii la léeg-léeg tamit nga gis info boo xam ne nit ki sa nit la mais mënoo ko zappe
parce que tamit lu ne fàng kenn du ko jeex comme on dit ki nit ku nekk à la une ci benn journal mënoo ko tëb parce que sa xarit la wala sa mbokk la wala boo ko tëbee moom it peut-être mu ni la duma la may lii wala dama lay may lii donc li ñu gën a amal importance mooy info bi nga xam ne mooy nekk à la une loolu moom dañu koy traité à la kulli aal lépp lu nekk ci une bi moom que ça soit suñu xarit suñu doom wala suñu mbokk loolu dañ koy traité duñu ko zappé parfois nag léeg-léeg nga am loo seet man je dis souvent que ni intimité nit bugguma ciy dugg léeg-léeg ñu bindal benn autorité loo xam ne nag vie privée am la diw sàkku na diw dóor na jabaram yooyu man moom en général j'évite moom loolu dama koy wax ñëppay dégg j'évite parce que tamit je me dis que ni seen vie privée la ku ci nekk man am naa loo xam ne bugguma mu fës keneen am na lu ma xam ne bëggul mu fës donc je préfère buñ bindee ci benn journal lu jëm ci intimité carrément benn doomu aadama loolu moom man je préfère bañ ci wax et je l'assume nag. Ça dépend parce que je sais que yenn saa yi la veille nit ñi su fekkente ne bind nañu dara ci ñoom dañuy woo directement kii def revue de presse pour bëgg ñu jàllale leen man dama koy faral di wax souvent ci sama yeneen collègues yi su ma tëddee damay nelaw su ma xëyee di def sama revue de presse dama koy def sans pression parce que ba léegi nii may wax ak yéen nii amul kenn koo xam ne mun nga ma solliciter par exemple jox ma xaalis pour ma def li ni mel du ma ko def gisuma sax utilité pour ñu may woo parce que du ma ko def donc deuxièmement su fekkente ne je juge man sama bopp man may xool kan lay jàlle ci revue de presse bi c'est pas pression buy jógee ci bitim réew buy jógee à l'extérieur wala pression boo xam ne dafay jógee ci koo xam ne dafa bëgg ñu jàllale ko wala di ma jox xaalis moo tax ma koy def su ma waree def sa revue de presse su ma waree def revue de presse gis na yow bind nga benn article boo xam ne am na njëriñ ci askan bi am na information loolu lay jàllale mais pas parce que danga maa jox xaalis wala boog danga maa woo pour ma def ko. sama diggante ak yàlla wax dëgg yàlla musuma lekk 100 francs wu kenn ci revue de presse te itam kenn musuma woon ne ma Fatou defal ma lii wala defal ma lee parce que dañ ma bind ci lii dañ ma bind ci lee certes nit mus na ma oo nag ne ma wax ma ko mais bi ma xoolee information bi nekkul information bu faar dama ko tëb parce que man dama am nu may defee revue de presse mooy li nga xam ne moom la ñëpp wax li gën a fës ci laay wax donc du ma tëb dem jëli ji loo xam ne ku ko dégg sa xel dina ñaaw nga ne waa Fatou kat lan la xewle loolu kooku moom c'était une amie personnelle mais defuma ko bi ma pare yi dama ne ko dama ko fàtte parce que man sama liggéey bugguma cee dugal daray xaritoo dama koy def ni nga xam ne ligne boobu laa tànn pour def ko amul nag direction wala kenn ku may teg pression mais man maa am samay principe ci ne nii laay liggéeyee donc kenn daal du tax ma wàcc yoon boobu waaye dërëmu kenn musuma ko cee lekk ci wàllu revue de presse wala sax leneen lu mu mën a doon. du ma ni musuma ko dund parce que léeg-léeg ñu woo la ne la defal ma lii wala waxal ma lii mais yooy xool sa aqulaay taala lan moo ko waral récemment rek ci campagne bi dund naa ko ak benn anecdote lenn lu génn ñu ne dañoo bëgg nga waxal ci lii mais je me suis dit que ni kee nga xam ni peut-être mi ngi def dara jotewul dara ak politique mais ña muy ŋàññ aussi jotewuñ dara ak politique mais ñi ngi ŋàññ peut-être leneen donc man su ma ko waxalee la mu bëgg peut-être ñee laay lor. bugguma dugg ci détail trop nit ñi di xam kan ak kan lan ak lan la mais dama bañ carrément poliment quoi wax naa leen peut-être duma ko mën mais peut-être su ma ko defoon jour boobu mën naa ci am dara mën naa ci am sax oto su ma neexoon peut-être mais boobu moom j'ai refusé carrément yàggul dara ci campagne bi la bëgguma ci sore nag di xuus ñu xam ci lan la mais dama bëgg a wax ni peut-être mënu cee ñàkk parce que métier bi ñu nekk tamit muy yow muy man léeg-léeg nga gis loo xam ni peut-être sa intérêt lay doon nga dem ci mais parfois yaay xool sa digganteeg sa borom rek ak sa digganteeg nit yi ni lay xoolee après. tout le penchant féministe bi ngay wax noonu sax am na yeneen sujet yoo xam ne dañ koy faral di fësal man dama ciy def black out yi ëpp ci ñoom moom mooy genre fait divers yi parce que je trouve que des fois dañuy jëlee nit ki foo xam ne nekkul ci position bu favorable wala boog ñu wax ci nit ki loo xam ne franchement boo ko jàppee woon ci yow ci sa bopp wala boog ku la jege doo bëgg ñu fësal ko donc je me dis que man yenn information yooyu même su fekkente ne la majeure partie des Sénégalais yooyu moo leen intéressé mais yow xoolal loo xam ne moo leen di jëmale kanam man pour man nga informer leen juste et vrai ci li nga xam ne moom moo leen yitteel moo gën nga leen di wax yenn ci ay faits divers yoo xam ne franchement jëmale wu réew mi kanam. non man nag yooyu moom duma ci faral di bàyyi xel damay jéem a rester dans le cadre professionnel ci lu ma mën te itam souvent du ma wax loo xam ne journal bi bind ko te ba may wax itam toujours maa ngi rappeler ne nii lañu ko bindee journal bi moo ko bind parce que tamit revue de presse la ñu wax man du ma commenter yu ñu def commentaire bu dee am na man bokkuma ci li journal bi bind ci laay yem et je précise que journal bi moo ko bind donc c'est noonu daal lay defee sama revue de presse. man moom ku ma xam-xam ne féministe là et je l'assume pleinement
su ma gisee info bu ci mel ni xale bu ñu maltraité bu ñu rey bu ñu dóor femme bu ñu maltraité bu ñu dóor bu ñu rey loolu en général man moom laay tëjee sax parce que en général revue de presse ubbi bi ak tëj bi la nit ñi di gën bàyyi xel donc damay bàyyi ba tëj bi ma tëjee loolu parce que pour man jigéen dafa toll foo xam ne waratul souffrir ci àdduna bi jigéen dafa toll foo xam ne dafa war a autonome jigéen dafa toll foo xam ne it bu ko góor mayee jàmm da ko war a ut bu ko mayul jàmm da ko war a ut donc man moom fu ma gisee info jëmale ci jigéen boo xam ne it peut-être jigéen bu modèle la dinaa ko def jigéen boo xam ne dañ koy maltraité dinaa ko def lu mu mënti doon ci 2 cas yëpp man moom dama koy traité à la kulial. tout d'abord damay rafetlu liggéey bi nga xam ne nag jigéen yu bëri soxna yu bëri ñu ngi koy def ci rédaction yi ndaxte léegi mën naa wax ne rédaction yu bëri ñu ngi féminiser wu boo demee fii c'est le cas à Sud boo duggee tey suñu rédaction defe naa 2 wala 3 góor nga fiy fekk ñi ci des ñëpp ay jigéen lañ tey jii rek on en parlait di wax ne ñun tey bu ñu xëyoon ne duñu liggéey mun nañ wax ne rajo bi kon day noppi show boobu donc bu ñu xeeb suñu bopp bu ñu tamit tuutal suñu bopp am nañu place bu am solo ci biir média yi te it ñu ngi koy fësal chaque jour te je me dis que war nañoo toog ba fu mu nekk ni nag jigéen yi war a mën a nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite rajo yi jiite télévision yi wala boog ñu jiite bépp média boo xam ne dafa nekk fii ci biir réew bi ndaxte non seulement am nañ capacité yi mais aussi yàlla may nañu xam-xam ak tamit kóolute goo xam ne daal moom la suñu patron yi di faral di teg ci ñun loolu mooy gën a tax suñu liggéey gën a jëm kanam. waaw jigéen ñi moom xanaa yaande wax leen rek nañu gën a takku parce que jigéen dafa am solo ci société foo mën a nekk te jigéen nekku fa danga koy sentir alhamdulilah réew mi yàlla def nañu am kilifa boo xam ne président Mbagnick Diop ku bàyyi xel jigéen la gis nga ki ci kaw jigéen la madame Sana ñu koy nuyu au passage rédaction bi aussi boo ñëwee da ngay foog ne ay jigéen doo nga fi nekk góor ñi ñu néew lañu fi tey personnel bi boo ci dindee jigéen ñi daanaka li fiy des du bëri kon loolu mooy wane ne jigéen ñi war nañoo takku buñ leen defee confiance itam war nañu fexe ba duñu décevoir ki leen wóolu te bëgg naa aussi ñëpp bàyyi xel ci loolu li góor mën jigéen mën na ko certes nag dañuy am ay contraintes des fois muy mbëgg wasin ak yu demee noonu mais warul tee bu la yàlla mayee kàttanu liggéey li góor bi di def nga def sax lu ko raw parce que jigéen moom foog naa ne moom mooy lépp moo nekk au début et à la fin de tout donc jigéen ñi daal fu ñu mën a nekk rek nañu gën a takku gën a fas jom te xam ne rien n'est impossible lépp war nañ koo mën a def. gis nañ ne groupe de presse yi fi nekk yëpp pratiquement ñi nga xam ne ñoo ko jiite di direction bi ay góor ñoo cay nekk rédaction yi gis nañ ni aussi ay góor moo koy jiite benn rédaction ngay dem ci Sénégal gis jigéen jiite ko te pourtant performance bi góor ñi am jigéen ñi moom la ñu am peut-être école yi nga xam ni góor ñi fa lañ génnee jigéen ñi fa lañ génnee peut-être foofu aussi ñun jot na ñun jigéen ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci presse bi ñoo nekk ci média bi ñu jéem a taxaw foofu bu baax a baax pour xeex tamit nag gën a xeex droit bi foofu parce que bu dee compétence la am na fi bu dee njàng bi am na ci soxna yi kon li ñu war a gën xeex mooy ñu utal nu place bi nga xam ne dëggantaan mérito nañ ko parce que tamit yor sa sac dem reportage dëgg la travail terrain mooy liggéey journaliste mais aussi taxaw diriger aussi ñun mën nañ ko ñun jigéen ñi comme ni nga xam ni góor ñu noonu la leen ko joxee mu poste de responsabilité yi buñ ñu ko joxul ñu dem foqati ko ci ñoom. waaw message bi ñuy lancé sama mbokku jigéen ñi moom mooy ñu gën a gëm suñu bopp. xam ne dara xëyu rek daal di yomb lépp loo amal sa bopp rek danga ko xeex ba keroog nga koy xëy am parce que 8 mars bu ma sañoon day nekk bés boo xam ne jigéen ñi ku si nekk day fàttaliku waat sa bopp defaat remise en question xool man fi ma jógee lan laa fa jot a def ndax loolu jëmale na réew mi kanam ndax loolu avancé loo na ma man en tant que être humain loolu bu ko defee day tax ba yow li ngay mëbët ci année yi nga xam ne moom la ñu dëgmal wala boog ci weer yu ñu dëgmal day nekk loo xam ne da lay jëmale kanam jëmale aussi askanu réewum Sénégal ci kanam. Message bi may lancé surtout dama koy jëmale à l'endroit des hommes ci ne ñu xoolaat bu baax suñu statut jigéen ñun dañoo nekk jigéen ñoo xam ne peut-être bàyyiwuñ dara ak góor ñu ngi koy ñàkkanteeg ñoom di ko xëccanteeg ñoom mais ci suñu wet am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi souffrir te góor di leen ko teg am na jigéen ñoo xam ne seen dara matul te njaboot moo leen ko teg sama xel di dem surtout ci jamono fi ma toogee nii ci femmes yi nga xam ne jamono ji dañoo gisatul seeni doom boo gisee ni may waxee tey xam ne tey journée bu metti la ci man dama yendoo jooy ndax
dafa am xale yu ñuy rey mais surtout dafa am xale yoo xam ne dañoo réete seeni parents gisuñu leen man foofu laay gën a accenté wu gouvernement bi gën cee taxaw jàppale ñu ñun soxna yi ci suñuy doom yi nga xam ne suñuy njaboot lañu te ku wax jigéen wax njaboot wax doomam yooyu la bëgg di gis kon ñu gën ñoo jàppale gën ñoo taxaw may ñaax sama mbokku jigéen ñu aussi surtout ci liggéey parce que dañuy wax say jaamu yàlla mais liggéey aussi jaamu yàlla la nañu liggéey c'est bien beau nga am jafe-jafe gis ko la ko fajal waaye li Thione Seck waxoon am sa soxla làmb sa poche faj ko ci saa si dara dàq ko nañu dem jugal suñu bopp amal suñu bopp mënal suñu bopp mën a yar suñuy doom ci condition yi ñu ko bëggee ku ñu mënal suñu bopp ku ñu mënalul fekk mën nañ message boobu laay lancé jigéen ñi jug leen bu leen xeeb dara 1000 francs gerte caaf sax soo leen ko mënee jënd leen ko teg seen table ndax dara wéyul te àdduna bi yàggul lépp day jeex te loo muñit ay histoire ak nettali donc lay mujjee donc message boobu laa amoon pour soxna yi